teewaay ci woote bi ñu leen woo fii mu jëm ci waajal inauguration bi nga xam ne président de la république monsieur Macky Sall dina ñëw def ko fii ci polyclinique Diaratoulahi Mariam dañ ko war a amal ajjuma ñetti fan ci weeru novembre bi ñu woowoon leen nag tey pour leen xamal leen lan moo wundu polyclinique bi ak jaar-jaar yi nga xam ne jaar nañ fa ba agsi fii tey mu jóge ci benn initiative privée boo xam ne dafa boole ay taalibe murit ay boroomi xam-xam ay boroomi alal ñoo xam ne dañoo ànd ak Serigne Ishaq Bachir amoon yéene fondé benn fonds d'investissement boo xam ne day yëngatu ci fànn yu bari suñu daje yu njëkk yi mi ngi doon am 2002 kon boobaa léegi mën na jàpp ne bi ñu commencé waxtaan wi ba agsi ci li nga xam ne moo jur polyclinique bi def na fukki at ak juróom ci waxtaan yu ñu daan daje bokkoon na ci projet yi nga xam ne xalaatoon nañu ko bëri na lool ci domaine agriculture commerce industrie santé bi yàlla dogalee nag mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko doon teewee te àndoon ci sëñ bi ci liggéey bi ñu gis ne problème de santé publique dafa am Touba lool te ñu jàpp ne war nañ ci bay suñu waar ci kaw loolu ci la ñu njëkk suñu projet bu njëkk mooy projet wu polyclinique bi ñu tàmbali woon ko jamono yu Serigne Salif Mbacke mi ngi fi moom moo ci def ñaan gën ñu cee soññ ba bi yàlla dogalee mu jóge fi Serigne Bara moom Serigne Mouhamadou Fadal moom moo ñëw def pose première pierre bi bâtiment bi ñu nekk nii tey ñu tàmbali ko bi ñu koy inauguré it moom fekk si na ko muy projet bu ambitieux boo xam ne jàpp nañ ne bu yàlla dogalee mu sotti dina nekk juróom benn bâtiment yu mel ni bii lañ ci tàmbaleegul nga xam ne mooy unité administrative bi beneen bi nga xam ne moo nekk boo génnee bi foofu lañ war a def radiologie ak labo donte fi mu ne nii installé nañ équipement yooyu fii waaye bu boobu paree foofu lay dem bii nekk administration bi ci li nga xam ne nii mooy suñu yéene à moyen terme mooy am benn unité des urgences suñ ci jógee am benn pour hospitalisation li nga xam ne nag ca kanam a kanam gën a sori dañoo bëgg lépp loo xam ne dina am ci polyclinique ci ay jumtuwaay xarala moo xam ay équipement de diagnostic la moo xam ay services médicaux la yoo xam ne nii dañ koy war a am ci polyclinique yi nga xam ne dëppoo na ak daraje bu mel nii lépp dina fi am incha allah bi ñu tàmbalee ba léegi nag li ñu fi investir gul bi ñu ko évaluer jege na 500 millions de francs CFA loo xam ne ay privé rek ay talibé ñoo ko def ba agsi ba fii kon loolu ci gàttal mooy li nga xam ne mooy cosaanu daam mi nga xam ne mooy société de investissement bi nga xam ne tey moo jur polyclinique Diaratoulahi Mariam lépp li nga xam ne nag moo laaj ay aspect ci fonctionnement bi du point de vue médical damay bàyyi le professeur Lamine Gueye le recteur de l'université de Bambey ki nga xam ne il fait partie des premiers initiateurs xam ne bi ñu njëkkee tàmbali ba léegi luñ ci xam ak luñ ci def teewale lépp ndax jàpp naa ne su ma juumul léegi nii am na ay sommité en médecine yoo xam ne ñu ngi fi ñëw di fi def régulièrement des consultations médicales kon loolu lépp lu jëm incha allah moom dina ko mottali ci gàttal daal loolu moo waroon woote bi bu fekkee nag am na ay leeral sëñ Lamine bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi gannaaw bu ñu déggee kàddu yi sëñ Cheikh Mbacke yi mu wax leen fii ñu daje tey ak li tax ñu daje fi ak fii ñu jaar ba ak si fii nag ñu war a jàll ci professeur Lamine Gueye mu gën leen a leeral lépp man sama kàddu yi jaar ci diggante bi rek mooy yónneenu sëriñ Ishaq ci ñuy yëgle mbir mi ak xew-xew bi war a am ajjuma ak lu tax muy xew loolu li tax muy xew sëriñ Cheikh wax na ko jërul ma di ci dellu si ndax li ci ëpp solo dëgg-dëgg mooy yéene ju rafet yi nga xam ne sëriñ Ishaq amoon na ko waxtaane ko ay taalibe ak ci bokk ngir ñu jéem a taxawal lii li ñëpp xam ne bu taxawee dana am njariñ lu rëy ci dëkk bi waaye dana am njariñ lu rëy ci réew dëkk bi nag ni ñu ko xamee Sëriñ Tuubaa moo ko sanc ba taxoon mu sanc ko jaamu fi yàlla ak bindeef si di fi jariñu mu ñaan fi yàlla li mu fi ñaan yàlla lépp
te lu bari ñu di ko gis te liñ gisagul ëpp liñ gis te moom moo wax ne waj'al ilaahi maskani Touba abad misla ismiha mooy lan Touba ñi arab dañ koy firee baatu Touba texe lañ koy firee waaye ñu wax ne Touba aw tur la ci turi àjjana yi wala ñu wax ne Touba ak garab la gu ne ci àjjana goo xam ne moo dàq ci biir àjjana lu mën a xew rek mën nañ ko tuddee ne Touba mooy aju ju faju ci nit ki mooy mel na ne li mu bëggoon lépp am na ko li mu doon ragal lépp mucc na ci loolu mooy Touba moo tax sëñ Touba nag mi ngi ñaan boroomam nag dëkkam bi mu tuddee Touba ne mel ne turandoo wa ci àjjana loolu nag kon xam nañ ne fi la ñaan mën a yem waaye ñun ñëpp noo koy gis dëkk bi diir bi ñu ko sañcee léegi téeméer yu tegal tuuti li fi dëkk waaye nun ñi fi dëkk xéewal gi nekk Touba ñëpp gis nañ kuy yëngu ci Touba yaa ngi xëy di am loo mën a tedde comme ni ñu koy waxee rek Touba usine nekku fi amuñu géej bayuñu fi maraîchage bayuñu fi dara te xéewal gu nekk di fi am loolu ñaanu Serigne Touba ga moo ko fendi waaye nag njabootu Serigne Touba gi kenn ku ne da ngaa war a jàpp ci barab ba ñaan boobu gën a am foog naa jàpp gi ci barab nag moo indi xalaatu Serigne Cheikh ñoom ñu ànd ko Serigne Cheikh ñoom ñuy professeur ñoom ak taalibe yu mag ba mu egsi fii te ñu gëm ne li Serigne Cheikh wax mën nañoo dem ba li fi yaakaar lépp am juróom ba demaa yi am fi lépp am fi ndax Touba lu fi waaye sémb ak passé Serigne Touba moo la ci jàppale loolu nag ñëpp noo ngi dund di ko gis waaye Serigne Cheikh li ko ci gën a yitteel mooy boo xalaat bu toll nii jëf-jëf ju toll nii bañ àgg ci ñu ne ajjuma président day ñëw ubbi ko mënul dëkk ak ay bokkam ci dëkk bi taalibe yëpp nekk fi te yëguñu ko te diir bi gàtt na ba lépp mënatuñ ko woon def ay ndaw doonte ñu ngi yónni ñu ngi ciy dox mënatuñ ko woon defal leen lu weesu wax ko ci rajo bi ñëpp déggandoo ko ku ko gis ci rajo bi nga xam ne mooy sa woote waaye Serigne Cheikh tàllal na ñëpp loxo bëgg na ñëpp ñëw fi ku ko mën ku ko mënatu nga xam liñ nekk xam liñ ci bëgg ba bu ëllëgee nga xam ne yow la fi nekkal sa njëriñ noonu waa dëkk bépp dana weer sax dëkk bi démb rek kilifa gi ma njëkk def te sëñ Ahmadul Mokhtar bokk na ci li xalaat boobu la génne daane dañ dem ba région yi fi yor yëpp mën nañoo dem di fajo si fii te loolu commencé na ndax matériel yi fi am nii man maa ngi dund loolu am nañ fi ay rajo yoo xam ne ci diir laata muy tàmbali yebal naa ci ay malade ñu dem ba Thiès defi ko mel ni mammographie yor naa fi ay malade yoo xam ne yii ci scanner bi yebal naa ay malade ñu dem ba Dakar defi ko kon bu fi amee loolu ñaanu Sëñ Tuubaa ngay ñëw te lépp mën a fekk si Sëñ Saaxa ne mi ngi woo ñëpp mi ngi tàllal ñëpp loxo mi ngi bëgg ñu yëgandoo ko ñëw teertu gan gi bu ubbi ko bu jàllee ñu xam ne kër gi seen kër la Serigne Touba tax ñu def ko fi bokk na ci ñaani Serigne Touba yi bëgg nañoo liggéey Serigne Touba tax ñu def ko kon mook taalibe Serigne Touba yëpp ko bokk mook bokkam yëpp ko bokk mi ngi woo ñëpp di leen ci tàllal loxo bëgg ñu ànd teertu gan gi ba jàllee itam ñu bokk taxawu ko ba liñ ci bëgg ñu am wax li ñu yónnoon ñu sant ñëpp loolu yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. li ñu jublu ci clinique bi nga xam ne président de la république le président Macky Sall war nañu inauguré ko àjjuma comme ni ko Serigne Cheikh waxee mooy jàppale askanu Touba ak li ko wër ci mbiram faju mbiram wër-gu-yaram parce que Touba ñëpp xam nañ ne dëkk bu mag la boo ko nattee ci population dëkk bu mag la boo ko nattee ci mbiram économie te loolu it umpalewul kenn ne du def lu dul yokk te dëkk bu demee noonu mbiram wër-gu-yaram dafay daal di am solo état bi def na investissement yu mag effort yu mag pour def fii ay structure de santé ay hôpital yu mag a mag ay dispensaire ay centre de santé poste de santé wante nag il est important aussi que nit ñi ku ci mën a jàpp nga jàpp ci loolu nag dans le cadre fondation Sëñ Bassirou Mbacké bi ñu taxawaloon benn kuréel buy xalaat ci nu ñuy defaree fii ci Touba polyclinique dañoo xalaat polyclinique parce que tout de suite dañu ne ay dispensaire am na fa ay hôpital am na fa waaye ñun buñ ci waree jàpp ak niveau bi nga xam ne moom la kuréel gi demee maanaam ñu seen xel màcc ci mbiram entrepreneuriat ak mbiram faj dañoo war a viser qualité maanaam faj ma gën a kowe mi am ci àdduna bi ci biñ koy xalaat
nga xam ne mat na ay at loolu la njëkk a tëral maanaam nañuy faje na doon noo xam ne moom la ñuy faje ci réew yi am doole pour teg polyclinique pour teg hôpital loolu tax ñu dajale ñoo xam ne seen xel màccul rekk ci wér-gu-yaram mais dajale aussi ay responsable d'entreprise ay gestionnaire ñu lëkkaloo nag ak ñu seen xel màcc ci wér-gu-yaram pour ñu taxawal clinique bi ce qui fait que li ñu njëkk a taxawal mooy waxtaan ci suñu biir ba teg xeer yoo xam ne boo ko tegee ba malade yi ñëw di fa faju dinañ gis ne lii niñ koy jaarale ci ni yor moyen pour jàpp wér-gu-yaram noonu lañ koy jaarale ba pare it mu doon lu yàgg maanaam luy commencer la mais luy wéy la war a doon ñu boole ci professeur u médecine yu baree bari yu nekk Dakar yoo xam ne ci seen engagement ci seen gëm Serigne Touba rek taxoon ñu dugg ci xaaruñu ci leneen waaye dañ ne woon luñ ñu woo ci yoon wi ñu mën ca jàpp ci suñu domaine dinañ ci jàpp mu mat fi mu ne daanaka fukk ak juróomi professeur u médecine yoo xam ne ñi ngi woon ci xalaat bi mais aussi commencé nañ lu ci bari fii di bàyyi seen yitte ci dimanche ak samedi yi wala bisu feet ñëw fii faju pour contribuer ci accès aux soins boobu léegi nag clinique bi biñ ko taxawalee ci critère de qualité boobu commencé nañ activité yi lu mat juróom-benni weer mais li ñuy seetlu mooy loolu ñu tëraloon moo fiy dox ñu commencé ko ci bu fi malade ñëwee médecin moo koy consulter loolu du lu ndaw parce que pays sous-développé la ñu nekk bari na ku yeewoo këram bëgg a faju mais ka koy gis du doon médecin ñun nag dañu ne li ñuy njëkk a teg comme tànk mooy ku dugg ci clinique bi bëgg a faju médecin moo lay gis médecin baa ngi nii toog ci suma wet docteur Diouf bu dee mbirum jigéen sage-femme moo lay gis beneen xeetu fajkat du la gis bu sage-femme bi soxlaa gynéco gis la gynécologue aussi dina la gis am na gynécologue yu fiy intervenir spécialiste yu aussi képp ku ci malade soxla xam nga Touba ni mu toll fi mu ne ci population ci ay doomu nit daanaka deuxième ville lañ koy wax ci Sénégal bari na ñu fi jóge di faju ji feneen parce que spécialiste lañ soxla spécialiste nag am na Sénégal waaye doyagul léegi yàlla def ne clinique bi ñi ko gëm ba jàpp ci spécialiste u domaine u médecine yépp ñi ngi ci biir léegi ñooñu nangoo ñëw fii bu docteur Diouf mi consulter wala keneen consulter feneen ci Touba ne kii soxla na spécialiste gis ko fexe nañ ñun ba malade bi du jël oto di dem feneen parce que dañ daan dem Thiès di dem Diourbel di dem Dakar bari na ci ñuy dem Dakar bari na ci sax professeur yooyu yoo xam ne daanaka seen genn malade yi fii lañ doon jógee ñooñu nag léegi ñun fekk si nañ leen te loolu am na solo ñu def it ba nga xam ne malade bu fi duggee ne dama bëgg a gis médecin consulter si tey médecin bi dina ko gis loolu it yombul léeg-léeg da ngay joxe rendez-vous 1 semaine 2 semaines voire même 3 semaines spécialiste yooyu bu ñu bindee malade yi ci liste ba soxla leen dañuy daal di bàyyi la ñuy def ñëw seet malade yi donc mën nañu wax ne li ñu njëkk a tëral mooy képp ku soxla médecin muy médecine générale wala spécialité boo ñëwee ci clinique bi dinañ ci taxaw ñu gis la ci nu mu gën a gaawee leneen li mooy xam nga fu médecin di gisee malade sage-femme di fa gisee malade ay professeur u médecine ak yeneen spécial di fa gis malade tout de suite examen yi loolu ñuy wax bilan yi dañ koy daal di soxla parce que médecin bu seetee malade ba pare wala spécialiste yooyu dafa am jumtukaay yu muy soxla dina bind analyse de sang dina bind radiographie mën na bind échographie mën na bind mammographie di ay seetukaay yuy complété loolu nag ñun xamoon nañ ne mënoo taxawal polyclinique boo xam ne bu moderne la buy joxe faj ma gën ci Sénégal ba pare doo am yooyu yàlla jàppale ñu ci ni ko sëñ Cheikh waxe léegi ak xalaatu sëriñ Issakha Mbacké ñi dugaloon seen loxo ci polyclinique bi yëpp daal di ci nangoo dugal aussi seeni moyens ku nekk def la mu mën ba ñu dajale somme boobu nga xam ne moom lañ soxla woon pour jënd scanner bu moderne
scanner baa ngi dox depuis ñu installé ko te loolu lu am solo la. Ça veut dire que malade du jóge Touba wala li ko wër di defi scanner fenn bu ñëwee fii dinañ ko defal. mammographie mi ngi fi ñu ngi koy def. échographie façon échographie yi ñuy soxla yépp muy jigéenu wérul di échographie cœur di échographie biir di échographie tànk échographie yépp mënees na ko def fii te ki koy def it ñi koy def sax laa war a wax parce que ñu baree koy def ñu xarañ ci mbiram échographie la ñu bokk. Panoramique dentaire bi am na fi moom itam mi ngi fii ce qui fait que boo jëlee radiologie bi complété par la radio standard daanaka xeetu rajo yi nga xam ne yépp médecin di ko soxla ba mu des résonance magnétique te loolu ñu ngi ciy tànkam boo ñëwee ci clinique bi mën nga ko def ci anam yi gën te dañoo choisir aussi appareil yi nga xam ne fi mu ne boo demoon moom ngay fekk France fekk ko États-Unis fekk ko Canada fekk ko Hollande ñoom ñëpp dañoo numériser boobu dama ciy insister numériser scanner bi 16 barrettes la. Ça veut dire que rajo bi bu génnee nam war a mel la mel c'est-à-dire boo demoon ñu génne rajo bi États-Unis noonu lay leere boo ñu génne ko feneen noonu lay leere ba pare it comme numériser nañ ko mën nañ koo def ci disquette def ko ci clé USB envoyé jox ko malade bi wala ñu envoyé ko médecin bu ko bëgg a gis bu malade nekkee fii man ma gis ko tey xool rajo bi ne dama soxla avis professeur El Hadj Niang mën naa ko envoyé rajo bi balaa may pare suma consultation mu jox ma xalaatam ci rajo boobu teewul nag ñu wut ay radiologue yoo xam ne ñu ngi fii te loolu it lu am solo la ce qui fait que beneen aspect qualité bi mooy malade bi donc bu ñëwee dinañ ko gis jaabante bi dakk na parce que gis na spécialiste bi mu bëggoon gis spécialiste bi demandé nay examen balaa mu fiy jógee sax ñu def résultat bi jox ko loolu nag boo gisee ci qualité des soins loolu mu am ci réew yu mag yi mais aussi sur le plan économique dafa am signification parce que jaabante malade njëg la évacuer malade mu dem Dakar wala feneen njëg la parce que malade bi day dem oto ko yóbbu am ku ko jàppale loolu njëg la lu cher lay indi fii nag ku ñëw man vivre naa ko fi consultation yi ma fi def dinaa bind rajo bind scanner toog 30 minutes après malade bi ne ma man kat def naa ko résultat baa ngi nii léegi suñu xel leer ci li taxoon ñuy demander yooyu ñu bindal ko ordonnance am mu dem xam nga loolu ci qualité des soins la et sur le plan économique c'est très favorable à la réduction des coûts maanaam jaabante beeg seeraay beeg jël oto dem muy jar xaalis bu dul jeex clinique bi seet na ba nga xam ne mën nañoo wàññi loolu lu baax donc loolu moo taxaw ci clinique bi cité naa leen rajo yooyu fi am yépp biologie bi aussi parce que c'est rare fi mu ne malade médecin gis ko wala infirmier wala sage-femme te du soxla yenn analyse yi aussi am nañ appareil yépp boo defee numération formule ñooñu di wàññi deret yi nga jël ñi nga xam ne ñooy natt suukar si di natt cholestérol di natt li rognon di fonctionner di natt li foie bi di fonctionner yooyu yépp ñu ngi fi soo bindee un bilan biologique presque complet yépp mënees na ko fi def hormonologie bi rek moo des te loolu it ñu ngi ci tànkam pour am ko donc loolu ñu mëbatoon ci jàppale yàlla ci jàppale Serigne Touba ak ci ñaanu xalif yi Serigne Cheikh wax léegi ci ñaanu Serigne Mountakha Mbacké mii nga xam ne moo ne ñu woon projet bi fu ngeen koy yemalee fu mu yem rek yéen ko fa yemale amul yemukaay sauf yéen bu ngeen ko yemalee fenn te loolu dañ ko daal di dund parce que ubbi clinique bu mel nii Touba standard de qualité yi ñu xam dans les pays développés nekk fi mënuñu dul sant ci yàlla donc en gros sur le plan médical loolu la maintenant fan la ñu jëm fi ñu jëm mooy noonu ñu ko tuddee foofu la ñu jëm maanaam une polyclinique moderne et complète Serigne Cheikh wax na ko léegi bâtiment bii ci à côté léegi mu pare boobu bu paree dañ koy spécialiser en exploration fonctionnelle maanaam xeetu gëstu yépp ay examen ki bilan foofa lay féete fii ñu bàyyi mu doon consultation ak administration suñu paree ci loolu beneen bâtiment bi tegu bu soobee yàlla ñu féetale ko urgence ak hospitalisation aussi bien de jour et de nuit bu ñu paree loolu commencé nag defar les bâtiments spécialisés benn bâtiment pôle mère enfant beneen bâtiment cardiologie pneumologie beneen bâtiment jëm sax ci gynéco-chirurgie donc loolu bu ñu ko defee loolu nga xam ne taxawal nañ ko déjà maanaam clinique bi su matee
na doon spécialité yëpp am fi examen yëpp am fi mais aussi dina egg ci lu mat 6 bâtiments yoo xam ne daanaka ñuy ëpp yi ak booleeg hébergement yi nag ñu héberger médecins yi ñu war a héberger malade bu soxla am accompagnant buy fanaan mën a fanaan foofu la ñu tolloo